mais exactement fan la réew mi jëm loolu dafa nekk seen problème loolu moo waral vraiment collectif bi jóg ñu war a àndandoo liggéey ci liggéey bu mucc ayib bu ñuy permettre au moins ñu am résultat bu leer boo xamante ni bu ñu tëddee suñu xel dina mën a dal. Merci. Donc ci forum mondial de l'eau bi collectif bi dañu am possibilité vraiment def liggéey bu am solo loo xamante ni daanaka liggéey nañ ko ay ati at ba tey ñu am chance ñëw exposé donc zéro déchet mi ngi sama wet JDE mi ngi fi aussi JDE mi ngi fi ak kan Surfrider ñi ngi fi fondation English Bowl ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb collectif bi mën ñoo jàppale ba liggéey bi ñuy def ci biir réew mi ñu mën koo def correctement donc te duñ ci am benn jafe-jafe donc c'est grâce à fondation English Bowl donc am nañu aussi MIA tamit benn entreprise la buy defar ndox mais ndox yi ñuy def ndox la yoo xamante ni donc ci bouteilles yu mag la koy def pour permettre vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci yenn secteurs yi comme lu mel ni forum mondial de l'eau ñu bañ a distribuer bouteilles yu bàyyi su ngeen xoolee tey sunu stand bi ñu mu mel li fi nekk ay déchets donc mbuusu ndox moo fi ëpp ak mbuusu toile yi malgré am nañu loi bu koy tere mais loi bi c'est pas encore appliqué te loolu yëpp ay cause la yoo xamante ni ñu war a défendre ñun ñëpp ñu mën koo xam donc loolu bokk na ci vraiment ñu dajale fi nit ñi pour mën a expliquer vraiment ce qui se passe donc dañuy jublu ci liggéey bi rek liggéey bi li tax mu am solo mooy c'est juste pour wax nit ñi ne fi ñu jëm bu ñu góorgóorluwul tuuti yaakaar naa ni liggéey bi ñu liggéey pendant des années lépp dafay naax saay parce que dañu toll ci niveau boo xamante nii jàpp nañ ni amuñu autorité compétence boo xamante nii war nañu mën a taxaw wala leadership boo xamante nii war na mën a porter combat bi ba nga xamante nii dinañu mën a am décret d'application buy permettre loi bi mën a def liggéeyam ni mu waree te tant que amuñu décret d'application boobu li ñu liggéey yëpp c'est comme zéro du mujj fenn li tax nag ñu di ko wax c'est juste pour dénoncer li ngeen fi gis ci mbuusu ndox yëpp mi ngi jógee stade Amadou Barry la jógee demuñu beneen secteur stade Amadou Barry rek lañ dugg am ko mbuusu ndox yi yëpp mais mbuusu ndox yi biñ ko xoolee constaté nañ ci presque 22 marques yoo xamante ni benn bokku ci ak moroomam ci 22 marques yi mu leer la ni tey marques yooyu ngay gis yëpp c'est des marques clandestines kenn ku ci nekk da ngay toog ci sa ruq noo ko sentiree ak noo ko yëgee ngay defar ndox mi xamuñu kii defar ndox mi wér na xamuñu kii defar ndox mi état de santé fan la toll mais non seulement état de santé mais pollution bi muy jural Sénégal donc c'est énorme kon jàpp nañ ne tey bu ñu demee ba organiser Sénégal organiser forum mondial de l'eau ñu am loi bi tere plastique kenn ku ci nekk xool Diamniadio li fay daje ci ay doomu aadama 8000 personnes par jour c'est énorme quantité la boo xamante ni tey waroon nañ cee mën a profiter vraiment def ci liggéey bu mucc ayib mais malheureusement amuñu leadership boo xamante ni war naa mën a taxaw imposer ne lii mooy am wala lii du am 8000 personnes bu ñu dajee ñuy commencer di distribuer ay bouteilles d'eau bouteilles yu ndox yi bu mu néew kenn ku ci nekk di nga utiliser 5 bouteilles par jour Casamance musta defar bouteille bu ndaw forum bi tax na mu dugg ci bouteille yu ndaw Baobab musta defar bouteille yu ndaw dugg na ci bouteille yu ndaw yi fekk na ci ñoom CO yeneen concurrence yëpp ñu ngi ci biir lépp yokk xeetu pollution la imaginer tey fi mu nekk nii ci 8000 personnes kenn ku ci nekk mu fay 150 euros pendant 6 jours 150 euros lu mu néew maanaam tey waroon nañ la mën a jox benn
bouteille boo xamante ni réutilisable lay doon foo toog di nga ko mën a yóbbu bu forum bi jeexee nga yóbbaale sa bouteille sa biir kër nga may ko sa njaboot wala foo jëm di ko yóbbu boo maree naan ubbi naan doo sonal kenn mais ñii nga gis nii ñu rangale ci taabal bi ñoom ñoo fa daje ku ñëw ñu jox la butéelu ndox jox la sac boo demee toog boo dajee boobu balaa ngay naan waa Sewo ñëw jox la butéel boo dajee balaa ngay naan boobu waa Casa ñëw wala Kirène ñëw ñoom ñëpp c'est des pollueurs te yaakaar naa ne tey li fa daje pendant 6 jours bu jeexee ñaata bouteille moom la ñuy instant biñ toll nii ñu ngi estimé 4800 bouteilles par jour non 48000 bouteilles sur 8000 personnes 48000 bouteilles bu fekkente nii dañ koy séddale bés bu yàlla sàkk bu ñu demee ba 6 jours yi jeex ñaata bouteilles plastique la ñu war a séddale kon loolu yaakaar naa ni war nañ cee taxaw am ci jàngat bu rëy buñ ci def parce que loolu moom moo feeñ keroog ci inauguration stade Maître Abdoulaye Wade même chose lañ ko gis te lii dafa nekk combat boo xamante nii du combat Modou Fall mais combat wu ñëpp la ndax alam ji su baaxee ñun ñëpp la baaxal alam ji su yàqoo ñun ñëpp la yàqu kon lépp lu ñu mën a def rek pour sàmm suñu alam ji war nañ cee mën a xar suñu tànk tubéy kon tey man ku ma gis fu ministre de l'environnement taxaw da ngeen ma daan gis ci wetam mais c'est parce que tey bu ñu fekkente ni dem nañ ba ñoom ci seen bopp bëggatuñu may ànd ak ñoom wala ma leen di liggéeyal lu dul ñu di ma xamal ne ma da nga war a changer sa communication sama communication mënuma ko changer sama communication niñ ma xamee woon démb noonu laay continuer di communiquer ba tey mu neex état bu Sénégal noonu laay continuer mu naqari ko noonu laay continuer soit dañ ciy ànd ak man mënuñ ci ànd ak man ñu ku nekk dem mais li ñu war ñun en tant que citoyen saa bu ñu xëyee dinañ ko def muy dugg ci biir askan wi waxtaan ak askan wi xamal leen danger yi nga xamante ni moom moo nekk ci pollution plastique yi lim ñu mën a jural ëllëg loolu moo waral vraiment ñu organiser panel bi pour kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla nga xam ni tey jafe-jafe am na ci réew mi te jafe-jafe boobu nag ñun collectif bi pare nañu pour jóg ngir saafara ko parce que bëgguñu génn 2022 bii te loi bi amul décret d'application sinon bu échecgee rek dafay mel ni kon yeneen loi yi fi jaaroon en 2006 en 2009 ba 2015 ñetti loi jaar na fi en espace de 10 ans Sénégal am na 5 ministres de l'environnement en commençant par Ali Haïdar Abdoulaye Bibi Baldé Mor Ngom Mame Thierno ba ci Abdou Karim Sall kon yaakaar naa ni pollution visuelle bu Ndakaaru ñun ñëpp xam nañ pollution bi ni mu mel kon kenn ku ci nekk war nga mën a bay sa waar mais bu ñuy bay sunu waar di liggéey di indi ay solution yi ñuy indi nag xëy na arrangé wul suñu kilifa yi moo waral tey loi bi mënut a fexe ba am décret d'application ñu yor njiit yoo xamante ne nii saa bu ñu génnee ci bitim réew dinañ wax saleté bi ci Sénégal te saleté bi ci Sénégal ñu war koo mën a lijjanti ci moins de 24 heures ku mën a tabax stade boo xamante ne nii plus de 100 et quelques milliards lañ ci dugal moins de 90 jours wax dëgg yàlla war ngaa mën a fexe ba certaines régions yi am ndox mu sell mu ñu naan bu fekkente ni prétexte boobu moom la ñu jël ba tax bi loi bi génnee le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall mu ne dañuy alléger loi bi parce que y a certaines régions yoo xamante ni amuñu eau potable ndoxu sachet yi la ñuy naan ma ne ko monsieur le ministre da nga juum parce que tey bu fekkente ne nii da nga jël ndoxu sachet yi bëgg koo favoriser yeneen dëkk yi nga xamante ni amuñu eau potable loolu problème lay indi parce que stade Amadou Barry rek laa leen wax lañ bëgg ñu am presque 22 marques différentes imaginez bu ñu demee Colobane wala ñu dem Tëngéej wala ñu dem beneen secteur yan marque lañ fay fekk
ñooñu ñëpp dañu bokk ci ñi nga xamante ni dañuy polluer suñu atmosphère dañuy yàq suñu environnement loolu tax na ba nappkat yi mënatuñoo am jën bu baax loolu tax na sàmmkat yi mënatuñoo am jur bu baax loolu dem na ba impacté baykat yi ba mënatuñoo bay mbay mu baax li ëpp ci li ñuy dundee ci biir Sénégal dañ koy jéggaani d'ailleurs plus de 700 kilomètres de côte li ñu yor ci suuf macha allah mais il faut que ñu am volonté politique bu mat sëkk fu ñuy mën a dimbali vraiment ñu mën a taxawaay boo xamante ni dinañu permettre kenn dootul yàq suñu alam bi loolu moo waral vraiment daje bi waa Zéro Déchet ak seen liggéey waa GVE ak seen liggéey ñëpp bokkandoo di liggéey ci alam bi mais kenn bokku ceeg sa morom ci secteur bi ngay yëngu mais ñun ñëpp aar suñu alam bi moom rek moom moo ñu tax a jóg te pour ñu mën koo def nag il fallait ñu boole suñuy doole boole suñuy force mën a taxaw jàmmaarloo ñi nga xamante ne nii seen intérêt rek lañ fi nekkee amul ñu benn réew mi njëriñ lu dul seen intérêt bopp fii réew mi toll tembe nag waruñu jël yenn dëkk yoo xamante ne nii dañoo jóge ci guerre civile ñu leen di jël di leen def ay royuwaay yaakaar naa ne ñun kuy wax set rek set fii la fekk baax parce que dëkk boo xamante ni dañ ni 90% ay musulman lañ te yaakaar naa ni set ku wax set wax jullit yaakaar naa ni foofu set fa la njëkk a tàmbalee balaa ngaa jàpp di nga balaa ngaa julli di nga jàpp balaa bu nit génnee àdduna danañ ko sang bu nit gënee àdduna dinañ ko sang kon set yaakaar naa ni ci ñun la fekk baax ñu bëgg a xamal ni nii Sénégal amuñu mbalit mais plastique la ñu am plastique boobu ñu am nag li ëpp ci usines yi koy liggéey ci biir réew mi amul benn usine bu koy recycler amul benn usine boo xamante ni yaa ngi recycler plastique bi au retour industrie yi fi nekk di jàmmaarloog état bi di jël koom-koomu état bi di wane ni ñoom ñooy recycler plastique bi amul kenn koy dem ci moom nga jóob fa mbuus mu mën la koo recycler amul mbuus yëpp ci mbedd mi wala ci géej gi wala ci àll bi wala ñu taal ko kon yaakaar naa ni tey war nañu def plaidoyer bu mat sëkk pour mën a jàkkaarloog suñu kilifa yi ñu xam ne ñun tey jii engagement bi dara waralu ko ludul am décret d'application bu ñu amul décret d'application mënuñu def dara. J'ai fait presque 23 ans de carrière ñi fi jaar yëpp ci nguur Sénégal ku set arrangé wu leen tant que Sénégal mi ngi gën a mën a tilim ñuy gën a mën a capter fonds di dundee xaalisu environnement mais jéemuñu dundal environnement jéemuñu koo dundal tey muy ministère de la santé muy ministère des sports ministère yi nga xamante ni yëpp dañu nank gouvernement wu Sénégal waroon nañu am collaboration bu dëgër ak le ministère de l'environnement parce que environnement bu baaxul dara mënut a baax mais environnement boobu pour mu mën a baax il faut que ñu am leadership am ministre boo xamante ni xam na lan mooy environnement mais boo amee ministre boo xamante ni dara yitteelu ko lu dul politique environnement kenn du ko politiquer environnement c'est pas une poste politique mais actuellement nii soo xoolee li fi jaar ci ministre yëpp c'est des politiciens lijjantiwuñu Sénégal bu set lijjantiwuñu mbalit mu bari lijjantiwuñu inondation mais nu ñuy def ba falu nu ñuy def ba yàgg ci seen place nu ñuy def ba président gën a am ci ñoom confiance loolu rek mooy seen yitte loolu nag moo waral tey ñu bëgg a wax li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi askan wi di dund te jafe-jafe yi ñun ñëpp xam nañ su continuer nii yaakaar naa ni dina métti trop ci ñun te pour loolu mën a saafarawu mooy kenn ku ci nekk wane Pastef wane fulla wane ngor wane jom ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey combat bu combat wu Modou Fall kese bu combat Sénégal propre kese mais combat la pour ñëpp ku ne xam na ni ndox dafa am solo ci dundu doomu aadama mënut a dund sans mu am ndox waaye ndox moomu ñuy am na doon ndox mu sell mais bu ñu bàyyee mbalit mi
di jàmbaa jonge côté bu ne plastique bi jëm côté bu ne dafay infecté ci sunu napp dina permettre tey ndox mi ñu war a am duñ ko am mais dina tax tamit saa bu tawee ñu am jafe-jafe inondation te loolu yëpp dara waralu ko lu dul mbalit bu bari réew mu toll ni Sénégal ñuy produire 200 000 tonnes de déchets plastiques par an 200 000 yëpp 6 000 lañ ciy recyclé mais tey boo demoon ci ministère de l'environnement ñu ne la 200 000 yi 9 000 lañ ciy recyclé mais kenn recyclé wu ci 9 000 6 000 lañ ciy recyclé te 6 000 yi usine bi koy jënd 10 tonnes la mën a jënd mënut a weesu 10 tonnes par jour donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la industrie yi fi nekk di recycler plastique pan la ñuy jël sio gurtu yooyu la ñuy jël mais mbuus amul benn usine bu koy recycler fii Sénégal il fallait nag ñu xam ni réew mi fi mu toll li nekk ci loi bi il fallait ñu xeex ko pour ñu mën a am décret bi pour permettre tey boo duggee ci boutique bi nga jënd bouteille bi boo ko delloo waa Kirène dinañ mën a jël seen bouteille mën koo recycler au moins Kirène mi ngi liggéey ak Proplace lépp luy bouteille yu Kirène Proplace dina ko récupérer mais Casamance bu koy récupérer xaw ma Eau Royal CO ñaata ci te day gën a yokk rek day gën a yokk kanam la jëm nii muy yokkee bouteille plastique yi maanaam matières yi tamit noonu lay yokkee muy ñoom Sibel ñoom Saba ñoom Biscrène ñoom Nescafé ñoom soowu ardo ñoom mouchoir à jeter yu ci bari ay espèces la yoo xamante ni yii kenn mënu koo ramasser buñ ko utiliser ba pare dañ koy sànni loolu ñuy sànni nag ñun rek ñooy subir conséquences te pour mu mën a dox il fallait ñun ñëpp kenn ku ci nekk jàpp ci buñ ci jàppul dara du sotti muy waykat bi muy mbërum làmb muy artiste bi muy élève bi muy tubaab bi muy naar bi ñëpp kenn ku ci nekk ci wàll wi ngay yëngu war ngaa mën a fexe ba communication boobu muy jàll ñu mën a sàmm suñu alam mais bu ñu jàppee ni le ministre de l'environnement moom kese mën na régler problème boobu dañuy nax suñu bopp parce que bu fekkonte ni nii mën na régler problème boobu ministère de l'environnement du mel ne image yi ngeen di gis ci ginnaaw amul benn image boo xamante ni image bu yàgg la image yëpp bu yàggee ba yàgg matul 1 mois dañu jëlee image kon fii ñu toll tey war nañu mën a xalaat bu baax a baax a baax imagine leen fi nekk nii 48 000 bouteilles de plastique par jour pendant 6 jours ñaata la ah non seulement bouteilles yi ñuy utiliser par jour mais nombre de litres ndox yi ñuy tuur par jour kenn xamul nu mu toll dañu war a sàmm ndox mi war a fonk ndox mi kon yaakaar naa ni kuy digle tàngaay dafay fekk yow nga sangu ba pare mais fii mu toll amul guñu Sénégal amagul ministre de l'environnement bu capable mën a régler situation bi lobby yi dañu am doole te ku ëmb sa kersa ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ñun ñëpp xam nañ loolu loolu moo am ci réew mi bugguñu koy wax dëgg bugguñu kuy def dëgg bugguñu kuy yee askan wi nañu bàyyi askan wi ci làmb ji nañu bàyyi askan wi ak football bi nañu bàyyi askan wi ci jaaxaan te dañu toll ci jamono boo xamante nii jaaxaan moo jeex jàngoro yi dafa bari te day gën a bari Covid bi bu mu ñëwee rek jàngal nañu lu bari ci àdduna ba ñu war a mën a am benn taxawaay bu mat sëkk bu ñu taxaw mais sunu problème yëpp mooy amuñu ministre yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla ay ministre yu compétent la da ngay fekk koo xamante ne nii tëggkatu sabar la wala ab lawbe la nga jël ne ko dénk naa la environnement moom boo ko dénkee environnement jàpp na ni garab yi ci àll bi yëpp dañ ko war a foor ay tama te loolu moo fi am bu fekkente ne nii ñii dañoo nekk ci côté bii di dagg sunu garab yi di yóbbu ñii nekk ci côté bii di ñu indil mbalit mu dul jeex ñii nekk ci côté bee di tànk sunu géej gi li fi nekk ak su néew di ko yóbbu ñun fan la ñu jëm fan la ñu jëm li fi nekk ci ay borom xam-xam am pagaay mais lu yàqu ci réew bi borom costume yeeg cravate yi ñoo koy yàq
njàng mu rëy mi yàq dëkk bi rek lañ fi nekkee moo tax ñu bëgg na man sama niveau CM2 la CM2 certificat sax aw ma ko mais tey li may wax ci environnement le ministre de l'environnement mënu koo répéter parce que du domaine am du compétence am mbir mi gëm-gëm la ñun ñëwuñu fi ngir politique ñëwuñu fi ngir sunu intérêt bopp mais dañu ñëw ngir sunu intérêt askan wi yëpp ñu xam ne tey sunu wàll dafa wéy te dafa am génération bu war a ñëw dañ leen a war a jàppale dañ leen a war a teg ci yoon jël ay këyit yu leer bàyyi ko ci seen loxo mais ñooñu tey jii ñun amaguñu lu ñu mën a teg ci seen loxo parce que amaguñu décret d'application bu ñuy permettre tey ñu mën a garantie ñooñu seen avenir bu ëllëg imaginer leen butéel bu ndaw bi lii kan la mën a màndil ci ndox lii xam nga lii saboté la imaginer tey ponkal moo xamante nii da nga koo fekk mu toog ñaatal butéel la war a naan ci lii pour mën a mànd ah nga jële ci bii indi ko teg ko ci wet bi imaginer kenn ku ci nekk nga jox ko 5 bouteilles par jour 48 000 bouteilles par jour loolu yaakaar naa ni le ministre de l'environnement waroon na ci bàyyi xel tey boo demee Diamniadio seen dépôt yi fa ñuy teg mbalit mi boo fa demee jalo bouteilles yi di mu mel maara day taal yi te yooyu yëpp dañ koy yóbbu dañ koy taal loolu nag bokk na ci li nga xamante ne nii moom moo dox ci diggante l'homme plastique ak ministère de l'environnement parce que mënuma changer sama communication te ku ma xam-xam ni du ma changer sama communication tant que dund mi ngi am donc liggéey rek la ñu xam xamuñu leneen lu dul liggéey le 20 avril passé 2020 solution bu ne indi nañu plastique bi nuñ koy transformer ba mu doon pavage indi nañ plastique bi nuñ koy transformer ba mu doon banc écologique indi nañ modèle plastique bi nuñ koy transformer ba mu doon carburant mais le moment bu ñuy indi ay solution le ministre de l'environnement a pris 70 tonnes de déchets plastiques yu ñu ramasse ci magasin yi yu ñu nangu ci boutique yi dem yóbbu ko Sococim taal ko ñun ñëpp xam nañ ni Sococim moo tabax Sénégal mais Sococim bu fekkente ni am na ay machines yoo xamante ne nii mën na incinérer d'une manière écologique wax dëgg yàlla waa Bargny du ñu am problème waa Tëngéej waratuñoo mën a am problème mais tey la pollution bi gën a bari tey la saleté bi gën a bari kon jàpp naa ne tey bu fekkonte ne nii am nañ ministre bu compétent am ministre boo xamante ne nii am na savoir vivre tuuti ci environnement du yóbbu 70 tonnes plastique Sococim di ko lakk kon yaakaar naa ni tey jóg jot na jóg bi nag weesuwul lu dul lii ñu nekk boobu ba léegi kenn ku ci nekk mën cee bàyyi sa waar mbuus yi bañ ko teree ba léegi tey la mbuus gën a bëri ci dëkk bi bouteilles yi benn bouteille bu ci nekk war na am consignation boo jëndee am garantie ci boutique mais loolu tey mënut a fexe ba ñu appliquer ko parce que amaguñu benn décret d'application moo waral nañ tey ñu war a waxante dëgg xëy na nag li may wax samay kàddu xëy na bu may wax léeg-léeg dafay xaw a diis parce que environnement daf maa jaral sama bakkan bii dama cee dund bu métti loo xamante ni ñaanuma yàlla benn environnementaliste yoon wi ma jaar bay si fii mu jaar fa ba am li mu bëgg ndax menaces yi bari na ñi lay contre bari na noonu yi dinañ bëri amul benn xeetu ñaawteef boo xamante nii doomu aadama xalaat na ko rek te yëkkati wuñ ko teg ci sama kaw te loolu ñuy teg sama kaw lépp dama ko nangu gëm ko muñ ko xam ni suñu borom moo ma teg lii coono bii ma nekk suñu borom moo ko teg keneen teguma ko ndax suñu borom ku mu namu ta fay du la liggéeyloo kon yaakaar naa ni képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci wàllum environnement rek donc suñu borom moo la ci xiir nga xam exactement catastrophe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund nga ñëw bay ci sa waar kon jàpp nañ ne tey lii ñu nekk bu kenn jàpp ne Modou Fall ko moom bu kenn jàpp ne zéro déchet moo ko moom mais c'est pour le Sénégal Sénégal gi ñu bokk ñun ñëpp moom la ñu bëgg mu doon Sénégal bu set wicc bés bu yàlla sàkk tubaab bi ñëw bi xas ñu
gàcce la ci ñun tey jii ñu gis ne tey ay tubaab yu xonq cooy ñooy ñëw di ñu raxasal suñu géej ay tubaab ñooy ñëw di ñu nettoyer suñu plage yi ay tubaab ñooy ñëw di ñu loxatil suñu canalisation yi di wane loo xamante ni nii tey jii ñun ci suñu bopp ñun ñooy produire mbalit moom mais ana tey jii suñu kilifa yi yow tey en tant qu'organisation li nga wax baaxul du dëgg mais bu tubaab bi ñëwee lu mu wax looloo baax loolu moom mooy dëgg fan lañ ko teg pourquoi sunu leaders yi mënuñu am ci ñun confiance pourquoi sunu ministres yi mënuñu am ci ñun confiance population bi amul benn ndaje écologique booy dem nga gis le ministère de l'environnement jël benn organisation ne leen kaay leen ñu àndandoo ngeen gunge ñu ngeen xam exactement li xew bitim réew ngeen xam yeneen organisation yi lan la ñuy dund amul benn organisation boo xamante ni nii dimanche dina jot nga jël sa temps ak sa mbooloo ànd ak say nit dugg ci plage yi wala ngeen dem ci marché yi nettoyer ko ba mu set vite ngeen def seen publication wala ngeen def ay aménagement espace public wala espace vert su ngoon jotee publication yooyu ngeen def amul benn ministre buy waxuma la sax partager seeni œuvre mais mu aimé ko sax du ko am amul benn ministre